ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy ñëw ci benn mbir boo xam ni vraiment dañ ci yàgg a nax sénégalais yi di leen ci manipuler muy li tubaab di wooyee la stratégie du contre-feu maanaam dafay am ay fee yu ne këtt ne jonn ñu war ci waxtaanee waaye tamit yoon mën a def liggéeyam ñu ñambaas ci yeneen mbir yoo xam ni ça n'a rien à voir pour tuur lëndëm askan wi def li ñuy wooye diversion détourner conscience su peuple bi ci li nga xam ni mooy l'essentiel. te jamono jii loolu moo nekk di xew Sénégal te ñun askan wi aussi ñu am ci part de responsabilité ndax comme ni ko Mollah Morgun waxee woon ci benn ci ay vidéo am bu ñu demee ba kaw Bougazelli ñu tijjee na le débat wu 30 de milliards de faux billets yi di waxtaanee ndax war nañu partager vidéo am waaw wala déet ba am ñu koy ñaawlu naan yee yaay wàllum sutura nga xam ni réew mi ki ko naro yori ëllëg moo nar am problème bu rëy a rëy ndax dina yëkkati waat dossier yi nga xamante ni yoon daf ci dëgg tànkam tey am ñu toog fële naan garaawul nañ leen bàyyi ak yàlla parce que nañ ko waxte dee dañoo am peuple boo xamante ni dañu amnésique gaaw fàtte peuple bu sentimental ba jëmale ci ñi nga xamante ni ñoom bu ñu jekkoo say milliards di ko lóobal duñ la yërëm mais teewul dañuy wëy di wasulaq ndax bu amee ñu sañ a jël askan wi jàppee leen ay bouton manipulable di orienter seen xel ak seen xalaat fu mu leen neexee ñun ñu sañ a wax ni lii mooy àll kalaj bi nañu wax ci mbir yi. keroog dafa am ku def commentaire bu am solo ne moom li ko métti mooy sénégalais yu baree bari xamuñ ñen ñooy exactement député Benno Bokk Yaakaar yi ñuy tudd ci wàllum trafic de visa ak passeport diplomatique. li waral loolu mooy c'est parce que nguur gi réussir na li mu bëggoon mooy gannaaw ba kaw kilifa jibee woowuñ ko benn yoon ngir mu leeral dañoo bàyyi ba ñoom ñu feeñle seeni mbir feeñ ñu door a woo ñoom kilifa su ko defee seen cas dafay suul dossier wu député yi lii ci ay stratégie de manipulation la bokk pour détourner xalaatu askan par rapport ak ay faits yoo xamante ni ñoo gën a nekk priorité. def nañ ko ak député yi mu réussir ñu ngi koy def ak Bougazelli pour léegi uli ko moom mu nekk def ko du ñaawteef bi yoon war a daan ñu ne ko ràpp ci kaso bi moom mooy nekk victime bi maanaam day mel ni moom la ñu tooñ yoon war koo fayul ci mbir yooyu la ñuy ñëw maanaam ni ñuy fooyee askan wi ak ni mu yombee. dañ koy dooree kaaw député Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ni dañoo impliqué wu directement ci mbiru trafic de visa ak passeport diplomatique kenn ki ñu koy woy El Hadji Mamadou Sall keneen ki di Boubacar Biaye ni ñu doon doxalee ak lépp leeraloon nañ ko ci benn vidéo da ngay war a tukki doon jigéen ñu wutal la papier de mariage comme si ko ñoom say jëkkër lañ nga am ci passeport diplomatique wala visa di mën a tukki fépp. diggante bi ñu defoon vidéo boobu noonu ci ñoom ak léegi enquêteurs yi dem nañ ba découvrir pour l'instant 14 faux mariages fukki sëy ak ñeent yoo xamante nii dañ koo légaliser gum ci wàllum yoon jamono jii permettre ay jigéen ñu tukki ci boolewuñ ci ñeneen ñoo xamante nii feeñaguñ noonu ñu doon légaliser ay faux mariage noonu itam lañ doon légaliser ay faux doom maanaam bu del extrait de naissance wala nationalité ab doomi aadama ne diw moo ko jur ngir yombal ko mu am visa ñoom El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye dañ doon yëngu ci mbir yooyu. ndekete neewul woon aussi ñoom dongo am na yeneen juróom benn député Benno Bokk Yaakaar kenn ki sax ci vice président yi la bokk yuy yëngu ci xeetu njuuj njaaj yooyu noonu te bu doon ne ay tuuma la sax ñu ne waaw loo xam ni amul benn preuve ñu mën a comprendre mais gis nañ ay passeport diplomatique u député yi ci dossier yu ñu doon wutal ay papier ngir ñu mën a tukki seeni conversation téléphonique liñ doon waxtaanee mi ngi ci loxoy enquêteurs yi dañ leen jàpp loxo ci poche amul lam-laamee ñu leen di toppee association de malfaiteurs mbootaay def ko du ñaawteef escroquerie kuy njuuj njaaj blanchiment de capitaux kuy setal xaalis bu lewul faux et usage de faux sur des documents administratifs kuy jëfandikoo këyitu Sénégal di ci def naka sulu noonu ak faux en écriture publique authentifiée maanaam ku fexe ba am ay këyit yu wóor a wóor te lépp da nga koo teg ci ay tappale. malgré juróomi tuuma yi yëpp ñu leen di toppee ñu koy toppee député Benno Bokk Yaakaar boo leen boole ñoom ñëpp ñu toll ci juróom-ñett ak ñi nga xam ne feeñaguñ mbir yooyu yëpp ànd ak ay preuves yu leer naññ. Assemblée nationale dafa lànk ne duñu lever seen immunité parlementaire malaanu kiiraay bi tax yoon mën a jublu seen i mbir ndax ñii ay délinquants ambulants lañ yoo xamante nii danger lañ bu rëy a rëy ñu bàyyi leen ñuy doxi seen soxla ci biir réew mi. te moonte lu yàggul fàtte xaju fi Khalifa Sall bañ koy tuumaal wàllum détournement ci mairie bu Dakar yoon nekk ci enquête xooluñ ba xam député la am déet le 7 mars 2017 lañ profité daal di koy jàpp novembre 2017 yoon ne daf ko bëgg a déglu Assemblée nationale lancé procédure yi. 4 jours lañ ci teg samedi 25 novembre 2017 assemblée nationale teggi malaanu kiiraayam jébal ko yoon te boobu fekk nañu teg ko loxo ba noppi maanaam Khalifa Sall dañ koo jàpp ba noppi en tant que député door nag lever immunité parlementaire am malaanu kiiraay bi nga xam ne moo koy protéger
Barthélémy Diaz bi yoon waxee ni daf koy déglu ci dossier wu Ndiaga Diouf le 20 octobre 2016 assemblée yéexantuwul le 11 novembre quelques jours après la ñu levé immunité parlementaire am jébal ko yoon. loo xam ni itam yàggul dossier Ousmane Sonko Adji Sarr le 3 février lañ ko porté plainte le 12 février automatiquement assemblée jël dossier bi ne daf koy ceytu le 26 février quelques jours après ñu daal di lever immunité parlementaire am. mais bu dee ni délinquant yi nga xamante ni ay député Benno Bokk Yaakaar lañ seen dossier leer nañ ñu jàpp leen la main dans le sac le 7 septembre la enquête yi révélé seen implication ci ay trafic de visa ak passeport diplomatique ànd ak ay preuves léegi ñu dugg ci mois d'octobre majorité bi nekk assemblée nationale lank nañu di ñu jublu seeni dossier ngir jébbal leen yoon. léegi naka la ñu nekk nag di suulee ñoom seen dossier député yooyu noonu mooy di utiliser vidéo yi ñu jëlee ci Thiers mooy la stratégie du contre-feu bi ñu leen doon wax sànq maanaam saa yu coowul député yi jëlee ampleur rek ba askan wi tàmbali di ci intéressé wu ñu génne ci vidéo yi nga xamante nii ñu ngi ko jëlee ci Thiers. xam nga au début vidéo kilifa dong lañ génnee garder yeneen vidéo yi parce que yu bari la coowul député yi juddu ñu convoqué kilifa mu daal di suul seen coow. ñu dem ba ci biir ne nekkul ñaari député yu dong des na juróom benn yoo xamante nii kenn ki vice président assemblée la bokk ñu génneewaat beneen vidéo muy Simon ñu fàttewaat mbir moomu noonu. stratégie bii la ñu nekk di utiliser ba ñu far fàtte député yi nga xamante nii institution bu Sénégal la ñuy fooyee di utiliser ndombal tànk yi leen askan wi jox di ci def trafic de visa ak créer passeport diplomatique alors que seen cas moo gën a garaaw ndax ñii lépp la leen askanu Sénégal jox ci ay privilèges salaire bu baax oto carburant indemnité passeport diplomatique ngay voyager fépp fu la neex ñoom ñu waroon doylu yem ci loolu noonu mais dañuy wëlbatiku di utiliser privilèges yooyu lee di ci def naka sulu noonu. nga jël aussi beneen député boo xam ne itam même privilège yi ñuy jox ñoom El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye lañ ko jébaloon mu ne loolu doyu ko dafay def lu ñuy wooyee trafic de faux billets ba yoon te ko loxo ak ay preuves yu leer naññi mais non seulement ay weer lañ ci teg ñu daal di koy libéré ne dafa feebar na waaye mi ngi wër di participer ci ay meeting politique ne dafa bëgg a nekk maire feebar na waaye mi ngi def le tour des plateaux télévision ak bépp média di wax lu ko neex. Bougazelli dem na ba naan lañ ko doon tuumaal loolee lépp dara amu ci yorul woon ay faux billets complot bu ñu tegoon la woon ci kawam ngir yàq avenir politique am. man amuñu lenn luñ ma mën a toppee ba daan amut xel mu dal laa ci am man boo fay dem sax xel mu dal laa fam parce que xam naa ni dëgg mooy mujj tey ña ma ko defoon ñëpp kenn ku ci ne yaa ngi ci problème te capitaine Touré bi ñuy ànd bi may defee dama toog ma ko capitaine moo ma may course na ma Touba laa ko jëlee maa ngi toog si ginnaawam benn gendarme maa ngi toog si kanam ñoom ñaar ñu ànd mu may ma course na ma lii Touba laa ko jëlee beneen ko xaritu gendarme na ma honorable yow taxoo ñu woon a jóg wallahi azim taxoo ñu woon a jóg bi ñu demee ba ci biir la ñu am lu ñu soufflé d'accord waaye mais nag tey ña ma ko defoon ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi ci jafe-jafe. kon ngeen gis ni mboolem plateau yi Bougazelli def gannaaw bañ ko bàyyee yemul ci inventé loo xamante ni dara newu ci dëgg mais dafa nekk ci di tuumaal waa gendarmerie rawatina capitaine Touré ne moom capitaine Touré dafay déggoo ak Ousmane Sonko ñoo nekk ci ginnaaw loolee lépp. ba Ousmane Sonko taxaw biir assemblée naan fi la ñuy raxasee xaalis. am Ousmane Sonko. waaw est-ce que du en ko jàppal moo tax. déedéet du loolu parce que boobu man am naa information ni diw mi ngi jàkkoog Ousmane Sonko te si ñoom gendarmerie ñoo ma ko wax. billaahi wallaahi taalaahi Abdou moom maa ko njëkk a wax ni diw xaritu Ousmane Sonko la mu ne ma yaakaar nga ko ma ne ko laaj ko Abdou moom may dégg. bi Bougazelli tegee lii ci ndodd waa gendarmerie déggoo kenn ku wax kon vidéo bi génn preuve la ngir wan sénégalais yi waa ji ban genre doomi aadama la benn du wax dëgg ñaar ku mën a inventer histoire la dafay toog di fent ñett ku ñàkk jom la ndax ñàkk jom mënul weesu nga def lu ne weng mais amoo kersa jàkkaarloog sénégalais yi te mu wóor na leen yow xam nga ci sa wàllu bopp que ni waxu dëgg journaliste bi ngay waxal xam nga ni gëmu la waxu dëgg ña lay déglu muy askan wi wóor na la péng ni miis nañ say kàcc mais teewul yow yaa ngi wër di sos ak a nar jëmagum jëmm kon ñàkk jom fii la mën a yem mais li garaaw ci kaw Bougazelli mooy jamono gi ñuy wax ak yéen dañoo nekk di créer dossier ci biir dossier maanaam jéem a fàttalu coow Bougazelli ak faux billets yi pour def ko moom benn victime mel ni dañ koo tooñ gannaaw vidéo bii la ñu ubbi benn enquête pour nee nañ dañuy xool kan moo ko tasaare colonel Cheikh Sarr bi nga xamante nii jaratul ñu leen koy présenté mi ngi ak benn dossier ci wàllum yoon jëm ci mbiru torture maanaam dóor doomi aadama ba tey yoon attewu ko kooku la ñu jël
daal di koy dénk dossier Bougazelli ngir mu convoqué ay gendarme laaj leen kan moo partagé vidéo Bougazelli bii vidéo boo xam ni élément de preuve la woon pour wan waa tribunal que ni waa ji trafiquant de faux billets la ndax bu dul woon vidéo bii Bougazelli dañ koy seetal ba mu set wecc ci wàllum yoon parce que dafay wedd ba tëdd ci suuf ñu ne dañuy enquête ci yu ñàkk solo pour def Bougazelli benn victime ñenn ñi di jaay waane naa nañ ko suturaal alors que ci yeneen dossiers yoo xamante ni yàq ay nit moo ko taxoon jóg décrédibiliser leen déggoo kenn ku ne wàllum sutura wala ay mbiru données personnelles. pourtant lu yàggul ba ñu jàppee woon benn jeune buy tricher baccalauréat di defal keneen ab policier moo ko photo daal di koy partagé Sénégal yépp gis ko ñëpp di ko saaga di ko yàq lu mel ni xeme déggoo kenn ku ne nañ ko suturaal wala ñu ibbi benn enquête ngir xam ban policier moo ko tasaare ñëpp dañoo àndandoo dal ci kaw jeune boobu noonu nga xamante nii la mu def gaa dañ koy ñaawlu mais gënul garaaw li Bougazelli def parce que lu ëpp 30 milliards faux billets bu ñu réussiroon ba tasaare ko ci marché bi économie Sénégal mënoon na fa jaaree daanu ba faw Cheikh Issa Sall magistrat la discussion am ak Ousmane Sonko loo xam ne kenn fekkewu ko ñoom ñaar dong la partagé pour ay mbiru ñàkk solo yaa ñaan audience Mansour Faye ak ñaanoo ko pourtant données personnelles la déggoo kenn ku ci wax déggoo benn enquête Kilifeu ak Simon dañ leen filmer ci lu ñu xamul partage vidéo yi yëpp ba tey déggu ñu naan wàllu sutura wala yoon ubbi enquête contre ñi nga xamante nii ñoo ko tasaare débat bi moo newoon ñoo defam defuñ léegi lu ñu mënul comprendre mooy lan moo tax ci mbiru Bougazelli bi nga xamante ni vidéo am élément de preuve la woon ci wàllum enquête mu daal di tasaaroo loolu bëgg a nekk débat par rapport ak li gën a am solo mooy liñ koy tuumaal koo xam ni dafa toog ci plateau télévision tuumal waa gendarmerie ne jàppuñ ko kay faux billet ñu ne ko da nga doon jéem a ger gendarme yi mu ne déedéet ñoom ñoo wax ma fay leen 50 millions ngir ñu mën koo gérer kenn ñaawlul mbir yooyu kenn ubbiwu ci enquête ndax dafa naroon tuumal ay éléments yoo xam ne ci seen liggéey lañ newoon ñu daal di nag génne vidéo yi prouvé contraire tuuma yooyu yëpp nga dégg am ñu naan nañ ko suturaal ak ay waxi données personnelles ba dañoo mujj ubbi enquête pour nee nañ dañuy teg ay daan ñi nga xam ne ñoo partagé vidéo Bougazelli. la ilaha illallah ay waay man yàqu naa waay 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 ay waay man yàqu waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay. maanaam léegi fekk quelques jours débat bi dootul nekk faux billet Bougazelli yi mais kan moo partagé vidéo ñenn ci askan wi tamit nangu ñu leen di orienté ci ay faits divers mais puisque nangu nañ ko ñun baax na ñoom defkatu ñaawteef yi daañu wéy di doxi seeni soxla innocent yi ak néew di doole yi ñoom di dee ci prison bi parce que seen loxo jotul seen ginnaaw kon taxa solo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.